ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te nag dañuy wax ci wàllum foncier wàllum suuf biir Sénégal dëgg la jot nañ ci wax du benn du ñaar ci ay cas yu wuute mais ndekete cas yooyu lee nga xamante ni jibaloon nañ ko fi donte xeebuñu ko waaye li tubaab naan ce n'est que la face visible de l'iceberg maanaam lu ndaw la par rapport ak li nekk di xew ci wàllum suuf biir Sénégal ak niñ koy caxat-caxatee di ko jox waa bitim réew. moment bi ñuy def vidéo bi plus de 280 000 hectares loo xamante ni ëpp na suufu région bu Dakar téeméeri junni yoon mi ngi ci loxo entreprise bitim réew. au global 690 809 hectares jot na tegu ci table négociation yi ngir jébal ko ay entreprise ak ay organismes internationaux loo xam ni mat na ay région dañu ñëw ci liste bénéficiaires yi ak fan la ñu nar a jëm d'ici 50 ans. déjà ñun suñu génération ñoo ngi jooy seeraayu suuf am foo dëkk problème la am foo investir di def wàllum mbay lu jafe-jafe la ndax non seulement duñ la ko yombal mais aussi boo gisee suuf su garanti te wóor par exemple benn titre foncier boo dee ab salarié doo ko mën a jënd cash. ñun suñu jamono foofu lañ toll da ngay gis suuf mais amoo njëgam mais ñi nga xam ne ñoo ñëw après beneen génération bi bu ñu mayuwul ñoom duñu sax teg bët suuf ba naan dañuy waxaale ndax lan actuellement ay milliers d'hectares ñoo ngi koy jébal ay étranger te li ci gën a garaaw mooy la plupart ay titres fonciers la leen di jébal suuf soo xamante ni ñoo koy moom di ko doonante ak seen njaboot te dëkkuñ fi. des na tuuti ñun Sénégal ay étranger la ñuy nekk suñu biir réew buñ ko sax nekkul. lu garaaw a garaaw lañ leen di expliquer nii te di ngeen ci am ay firnde yu wóor a wóor ci biir vidéo bi ak dëkk yi nga xamante ni ñoo nekk di séddoo actuellement Sénégal comme ku yor seen gâteau. lu xewoon jamonoy colonisation bi fi tubaab bi di ñëw di séddoo Afrique ku nekk di jël sa wàll moo nekk di continuer ñu koy def ci biir réew yi Sénégal bokk ci réew yi ñu gën a yàpp di dagg di séddoo ku nekk di jël sa pàcc. ñu ciy jaajëfal ku ñuy woowee Abdoul Diédhiou parce que moom moo lancé alerte bi à travers réseau social bi di LinkedIn def ci benn contribution bu mucc ayib. ñun buñ ko liiree ñu ne pourquoi pas ñu def ci benn vidéo leeral ko sénégalais yi d'autant plus que suñu médias yi kenn waxu si alors que mbir mu doyoo doy waar la ndax fi ñu nar a jëm mooy sénégalais dootul amati fu mu dëkk dootul amati fu mu investir dootul amati fu mu bàyyee ndax lépp dañ ko jébal étranger yi jox ko waa bitim réew. fi ñu koy tàmbalee mooy yan dëkk la Sénégal di jébal suufam balaa ñuy ñëw ci entreprise yi nga xamante ni ñoo koy exploité. buñ koy xaymaa tollu nañ ci 16 pays fukki réew ak juróom benn mais 14 maanaam fukk ak ñeenti réew la ñu xam exactement ñaata suuf lañ leen attribué biir Sénégal suuf soo xamante ni buñ ko boolee tollu na ci 287 874 hectares 287 874 hectares mbat na Dakar di capitalu Sénégal fukki yoon ak ñaar ñii bàyyi lañ am ñeneen titre foncier. bu ñu xoolee nag dëkk yooyu noonu maanaam étranger yi ñu jébal suñuy suuf yaakaar naa sax warul bett kenn France moo jël raw gàddu gi ndax jébal nañ leen fukki suuf ak ñeent buñ ko boolee muy 147 993 hectares français yi occupé nañ ko ci suuf Sénégal. Roumanie moo ci topp am 100 000 hectares réewum Inde jébal nañ leen juróomi suuf yu bokkul boo ko boolee muy 69 000 hectares. Norvège daal di ñëw ñoom 30 000 hectares lañ leen attribué. Italie jox nañ leen ci juróom-ñaari endroit yu bokkul 27 996 hectares. Arabie Saoudite 20 250 hectares lañ leen attribué. Cameroun jot na wàllam moom itam ak 11 000 hectares. Nigéria moo ci topp ak 8 000 hectares. Belgique ci ñaari endroit yu wuute jot nañ 5 500 hectares. waa Hollande jox nañ leen ñaari suuf boo ko boolee muy 4 000 hectares. réewu Libye topp ci ak 3 150 hectares. Liban également attribué nañ leen ñaari suuf mu toll ci 1100 hectares. Royaume-Uni maanaam ñoom Angleterre Irlande du Nord Écosse Pays de Galles ñoom aussi jébal nañ leen 730 hectares ci ñaari endroit yu bokkul. Allemagne dooru ñëw ak 550 hectares yoo xamante ni ñoom itam ci ñaari endroit yu wuute lañ leen ko attribué. mu des nag Chine ak Maroc di réew yoo xamante ni jox nañ leen ay hectares ci ñetti dëkk Sénégal yu bokkul mais préciser wuñ surface yi ci ñaata la toll. léegi nag ñu taxaw ci yan zone la étranger yi gën a ciblé. ba tey ci rapport bi nee nañ suuf si gën a baax ci Fuuta la ñuy xëccoo zone boobu précisément fi nga xam ne mooy Njaayal ñu ngi ciy préparé benn vidéo spéciale ndax ay groupe homme d'affaires ay étranger ñoo nekk di ko paasante seen biir di séddoo suuf si di ko jaayante seen biir lu toll ci 20 000 hectares depuis 2012. récemment jot nañu ay information que Frank Timis lañ ko mujjee jaay waa ji gannaaw ba mu sàccee suñu pétrole moom ak Aliou Sall léegi mi ngi ci zone Fuuta bi ngir nangu suuf ay baykat ak ay sàmmkat. scandale bu mag moo nekk di xew ci zone Fuuta bi ñu ngi ciy préparé benn vidéo spéciale Sénégal ci banditisme bu garaaw a garaaw lañ ko yoree te zone Fuuta bi la ñu gën a yàpp parce que suuf si dafa baax mais aussi ci zone Niayes bi Dakar Thiès dem Louga ba Saint-Louis waaye tamit yenn zone ci Casamance
zone yooyu noonu la étranger yi gën a soxla ndax généralement loo fa bay mu nangu mais aussi li fa nekk ci ressource dafa bari lool. ba tey ci rapport bi ñi ngi xam ne ni zone yi ñuy woowe delta maanaam dëkk yi nga xam ne dañoo jege ndox booy xool la majorité étranger yi ñoo ko occupé ñoo ci teg loxo. mais beneen cas bi gën a yéeme mooy benn tubaab buñ naan François Huard moom 20 000 hectares lañ ko jox Kédougou ngir muy rëbb topp rab àll yi di tiire maanaam waa ji dem na ba toog benn moment mu jógee dëkkam ñëw installé wu Sénégal ku ko rëbb mooy passion am ñu jox ko àll bu ne yàmbalang 20 000 hectares mu nekk di fo loo xam ne xalaatu ko am réewam lii moo nekk di xew actuellement Sénégal. buñ ci noppee nag ñu ñëw ci quelques projets mënuñ lim lépp. mais dëgtal leen yenn ci ay projets yi nga xamante ni yenn dëkk ak entreprises étrangères yi ñu ngi koy amal Sénégal ak ñaata hectares lañ ci soxla gouvernement wu Arabie Saoudite ñoom nee nañ soxla nañ 116 435 hectares jox nañ leen déjà 20 250 hectares ngir nee nañ wàllum culture vivrière maanaam bay lu doomi aadama mën a dundee. ba tey Arabie Saoudite seen benn société bu ñu naan Foras International Investment Company soxla nañ aussi 100 000 hectares. benn homme d'affaires roumain bu ñu naan Ovidiu Tinder. moom aussi sàkku na 100 000 hectares ci suufu Sénégal pour nee na def lu ñuy wooy biocombustible mais leeraluñ ban façon biocombustible lay def ndax dagg suñu garab yi di ko jaayaat la wala beneen manière préciser wuñ ko mais li leer te wóor mooy waa ji di Ovidiu Tinder crédibleul ci gàttal bandi la ci wàllum business d'ailleurs daanoon nañ ko ci réewum fukki at ak ñaari kaso pour wàllum fraude maanaam mbiru nju njaaj blanchiment d'argent maanaam lewal xaalis bu baaxul mais aussi wàllum corruption guerre ñu mel nii la Macky Sall jox suufu Sénégal ñu naan dañuy investir. ñaari groupe français aussi muy Danone ak waa Orpeo jox nañ leen 10 000 hectares ngir nee nañ dañuy def lu ñuy woowee séquestration jëm ci wàllum carbone. beneen société bu ñu naan Asimla Gam Company benn saoudien moo ko moom attribué nañ leen 20 000 hectares ci Linguère pour ay produits agricoles non alimentaires. mais li grave ci société bii mooy boo demee Jolof lu bëree bëri ci suuf sa lañ yàq ak seeni produits. ba sàmmkat yi ak baykat yi mënatuñ bénéficier wu ci seen suuf lii benn conséquence su suuf yi ñuy jox étranger yi la mooy li leen doon wax ci njëlbeenu vidéo bi daañu toll benn période boo xamante nii ñun ay étranger la ñu nekk suñu biir réew parce que da ngay nekk di bay di sàmm wala dëkk ak say njaboot wala ngeen doon village lëmm am ñu jugee bitim réew ñëw nangu seeni suuf xañ leen seen dëkkuwaay xañ leen seen activité xañ leen mbay xañ leen sàmm. lii ngeen di gis lépp mooy hectares yi ñu jébal waa bitim réew ci suufu Sénégal lépp boo ko boolee dafay toll ci 690 809 hectares mi ngi mel ni nga boole Dakar ak Thiès lu ko ëpp nag la étranger yi occupé ci suufu Sénégal te amul tànki ginnaaw tànki kanam la am daañu leen attribué waat ay hectares yu baree bari ci 2021 bii ak at yi ci topp. donc lii moo nekk di xew actuellement Sénégal te conséquences yi nar a nekk lu doy waar. te li ñu métti mooy lii ñuy defal waa bitim réew di ko defal seeni homme d'affaires di leen yombal suñu suuf buñ ko yombaloon sénégalais yi lu baree bari dina saafarawu suñu réew lu baree bari daañ ko trouver comme solution ci wàllum chômage. dañ leen di rek jox benn exemple boo jëlee région bu ci nekk Sénégal nga demander jeunes yi ñu former wu en groupe ba noppi ñu tàggat leen bu leen tàggatee ba pare moo xam ci wàllum mbay moo xam ci wàllum investissement immobilier ak lépp lu mën a promouvoir suuf ba noppi jox leen ay hectares. mais hectares yooyu noonu buñ ko joxee jeunes yi ñu créer seeni société mais bépp banque buñ ko mën a proposer ak projet yi nga xamante ni tëgg nañ ko daañu leen lebal au minimum 1 milliard te xaalis boobu noonu dinañ ci mën a jënd ay équipement yu leen di permettre ñuy bay année bi yëpp pas seulement ci nawet bi mais année bi yëpp dañu nekk di bay di produire di jaay. ñi nga xamante ni wàllum immobilier moo leen intéressé wàllum dëkkuwaay ñooñu dañ leen di dooleel former leen ñoom itam ñuy créer ay cité di ko promouvoir di ci am xaalis. état tegal leen ay conditions ñuy yombal terrain yi kër yi sénégalais lambda yi ñi nga xamante ni amuñ doole ñi wàllum aviculture wala pisciculture ak yu ñu mel intéressé ñu yombal leen suuf si ñuy investir xaalis DER bi nga xamante ni ñu ngi koy tudd depuis des années ñu jël lépp dugal ko ci projet yooyu noonu ñiy def wàllum transformation ñu financer leen sans compter ñiy yëngu ci wàllum artisanat mais ci diir bu gàtt a gàtt ay jeunes yu am 20 ans ngay gis ñu nekk millionnaire wala ay milliardaire fii ci Sénégal parce que ñun lépp la ñu yàlla may Sénégal c'est une terre bénie dëkk bu yàlla barkeel la lenn moo ñu manqué mooy volonté politique ak lépp lu baax rek suñu njiit yi jàpp ñu tubaab bi ko yaayoo mais li ñuy defar entreprise ak homme d'affaires étranger yi ñoo xamante ni lépp lu ñu mën a gagné Sénégal seen réew lañ ko yóbbu mais bu ñu ko defaloon ñun suñu doomi réew benn sénégalais dootul génn dëkk bi ñëpp dañuy des ci biir réew mi ñu tabax suñu Sénégal dooleel suñu doomi réew duñu dem di jéggaane ay produits lépp fii la ñuy fekk Sénégal naat solution bi méttiwul mais malheureusement volonté politique moo fi newul kon taxaw seetlu bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.